mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax bisimilah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ca Mbour géej ca benn tonne ak téeméer ak juróom fukk ca Sinébar lañu fa teg loxo lu nag bi ngi xew ci guddi dimanche jàpp altine ñi ko doon amal nag ñoo commissariat central bu Mbour ma nga amee ca boorub géej ba. ci Ndakaaru nag ñu doon màggal ñeent fukk ak juróomeelu anniversaire bu marine nationale ca lañu ca doon waxtaane ca ndaje ba di forum ba ñu doon amal bokk na ci aar lépp lu jëm wala sax lépp lu bokk ci wàllum géej. ci wàllum wér-gu-yaram téeméer boo jël juróom benn fukk yee mu nekk ñu yees tamit doomu jàngoro sida ay ndaw lañu seen at nag mun nañ ko xayma dara maanaam 0 jàpp ñaar fukki at ak ñeent ki ko xam ne mooy secrétaire exécutif bi nga xamante ne mooy yëngatu ci wàllum xeexum sida waaye nag ñi dénk wàllum pàcc rawatina makkaanu jëwriñ gi ñoom nag taxaw nañ leen daañu def pexe na si pexe ngir nag wàññi loole wala sax ñu daal di ko fiy jëlee. mbokk yi loolu ponk yi daañu ci toftal xibaar bi ci réew bu ngeen taxiloo ñu faram fàcce ko. mbokk yi asalaamaaleykum xibaar yi nu ko junjee la ñu koy daal di doore wutali ca Mbour géej ak la fa am ñu teg loxo nag lépp benn tonne ak téeméer ak juróom fukk ci Sinébar ñu ko amal nag ñooy police centrale bu Mbour ca booru plage ba loolu nag di benn opération ci opération yu nga xamante ne ñu ngi koy am foofee ñeel wàllum kaaraange gi Aliou Kane. quantité de chanvre indien bi nga xamante ne bi daal police bu Mbour teg na ko loxo mu ngi toll ci 1 tonne 150 kilogrammes ñu ngi ko jàpp nag démb ci guddi ci xibaar yi ñu jot nag ki nga xamante ne kii ci moom la ñu fekk yamba bile mu ngi dëkkee Grand Mbour 1 te it biñ koy njëkk a teg loxo dafa fekk mu yore lu toll ci 300 kilogrammes de chanvre indien te ci plage bi lañ ko fekk moom ak ñaari nit yi nga xamante ne daal ñu ngi doon débarquer yamba boobule ñaar ñooñu nag alkaati yi dañoo rëcc daal di daw. gannaaw loolu nag alkaati yi dem nañ ba ci këru ki nga xamante ni kii daal moom la ñuy teg loxo waaye liñ fa fekk mooy 12 sacs de 100 kilogrammes de chanvre indien maanaam fukki sac ak ñaar yi nga xamante ne téeméeri kilogramme ci yamba la def ci xayma daal benn tonne ak téeméer ak juróom fukki kilogramme yamba la ñuy jàpp ci diggante plage u Tripano ak Grand Mbour 1. ñaar ñi nga xamante ne bii nag daw nañ alkaati yi nee nañ xam nañ leen identifier nañ leen ba noppi li ci des rek mooy jàpp leen te it lancé nañ recherche yi lé ñu dellu si ci Ndakaaru wax ak fukk ak juróomi doomi aadama yu bokk ci kuréel gi ñu dippee ñu lànk te ñu tegoon leen loxo ci samedi bi ñu génn ca jamono ja nga xamante ne nag ña nga doon jox askan wi ay flyers leen ci wan yokkute fa courant bi nga xamante ne dañoo gis ne jaarul yoon kenn ci ñoom nag di Aliou Sané ne dañ leen kidnappé waaye teguñ leen woon loxo noonu la ko dippee ñu déglu ay kàddoom. Après un kidnapping de 48 heures par la police nationale. li ñu doon toppee weesuwut dara lu loo xam ne ñun jege gu ñu jege askan wi la ndaxte dañ koy fàttali organisé wuñu attroupement organisé wuñu dara lu ak dox mbokk comme ni nga xam ne noonu lañ ko tàmmee wax fii si réewum Sénégal ndaxte dañuy def ay groupe ñaar ak ñett ñoo xam ne ñooy dem si marché yi dem si mbedd yi janoog askan wi wax leen si jafe-jafe yi nga xam ne wàllum courant bi ñu ngi koy dund fii si réewum Sénégal wax leen ne leen Sénégal ci boppam ñu ngi commencé ronkat si poos askan wi ndaxte lu ko dale si weerum décembre ba léegi nag yokk nañu li nga xam ne moo di facture yi si wàllum courant loolee nag lañ doon def nekkuñu woon di marche wala ñu créer benn problème si biir dëkk bi waaye dox mbokk la woon waaye tamit ñu ngi ñaawlu baax a baax li nga xam ne seet nañ ko si googule wàll ndaxte policiers yi si boppam dañu mujj dugg si biir askan wi defuñu renseignement waaye dañuy sol yére yu mel ni suñu yére di dugg suñu biir ngir dañuy coytu te loolee nag nekkul loo xam ne bii lu ñu war a rafetlu la ñu ngi koy ñaawlu baax a baax te loolu jàpp naa ne li nga xamante ni bii rafetul boo xoolee si arrestation yu bëri yoo xam ne def nañu ko askan wi jàpp nañu leen ñu bëri jàpp nañu leen si ñoo xamante ni bi daanaka booleeguñ commencé guñu sax def li nga xam ne moo di marche bi. Arrêté alors qu'il n'avait même pas commencé à discuter avec les citoyens.
ñeent fukk ak juróomeel anniversaire bu marine nationale ci jile lañ ko doon màggal ci noonu nag ñu am benn forum international boo xamante ne ñu ngi ci doon waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum géej waaye it naka la ñu koy aaree rawatina nag ci réewum Sénégal jubluwaay gi nga xamante ne njort mun naa rafet ni fii ak atum 2020 léegi tey ñu tàmbali exploité lii di pétrole beeg gaz bi ñoom nag ñu ne mutuwaay lépp daal dañ koy am waaye ñu ngi ci yokku ne ñu ngi wàcc ngir dalloo ay jumtuwaay yeneen yu yees Abdourahmane Li Souleymane Diallo. forum international bi ñu ngi fa doon waxtaanee lépp lu ñu war a def ngir kaaraange gu mat ci géej gi ñaar fukk ak ñeenti dëkk ak Sénégal daje woon nañu ci boobee forum ñooñu le sax amaloon nañu ay exposé ngir indi seen wàll ci mbir mi mu di ay matukaay yu ñu jël ngir exploitation pétrole ak gaz bu ñuy wax ci atum 2022. donc Sénégal dina nekk pays pétrolier pays gazier loolu enjeu bu rëy la te xam nañu li nga xam ne looy piraterie maritime ndax ay zone yi nga xam ne mooy la zone du golfe d'Aden ou du golfe de Guinée gis nañ fa ay situation yu doy waar loolu tax Sénégal dañu bëgg a préparer pour ñu am capacité opérationnelle pour ñu mën a faire face ci défi yooyu ci menaces yooyu donc looloo tax ñu organiser ko. ñu gën jël mbir mi def ko problème mu Sénégal ngir ay frontières yu gën a ànd ak kaaraange ci géej gi faw ñu am ay nit yu am xam-xam gi dëgg la wante itam jumtukaay yi lu war la mu di mbir bu leer kii di chef d'état-major bu marine bi nga xamante ni mi ngi dalal xel yi ngir moom ba tey marine gi pare na ngir jàmmar lool lépp luy jafe-jafe ci géej gi. ndax réew yu bari yoo xam ne ñoo ñu wër ñun ñoo leen di patrouiller ñun ñooy sécuriser seen ay ndox ndax xam nañ ne géej amul frontière lu jógee fële tamit boo ci taxawul dina yegg si ci yow. marine sénégalaise taxaw na taxawaay bu dëgër boo xam ne incha allah population bi mun nañu nelaw tranquillement. jumtukaay yi fas yéene nañu ko dolli ak ay gaal yu ñuy woowee patrouilleur yooyee patrouilleur nag ñu ngi koy xaar gannaaw bu ñu paree lépp luy procédure administrative gu ñu nekk di def jamono ji. contrat yi signé nañ leen des na ay signature yoo xam ne semaines yi di ñëw incha allah yaakaar nañu ñuy signé leen bu ñu leen signé fanweeru weer ak benn premier patrouilleur bi dina egsi juróom benn weer yu ne patrouilleur dina egsi balaa boobu tamit am na yoo xam ne ñu ngi yegsi bu ngeen seetee fële ci quai bi am na ñaari patrouilleur intercepteur yu gaaw yu fi ne yore ay armement yoo xam ne quelle que soit la menace en quelque temps war nañu mën a dem intercepter leen neutraliser leen. coopération nekk na kàddu bu ñu doon gën a jëfandikoo ci bi lépp daje ngir jëwriñ gu ñu dénk wàllub l'armée gi ak chef d'état-major marine bi loolu rekk mooy solution bi ngir koste képp kuy defkatu ñaawteef ci géej gi. ñu wax ci wàllum wérgu yaram ak doomu jàngoro bi di sida des nemmeeku nag ne téeméer boo jël juróom benn fukk ya te ñu yees tamit doomu jàngoro boobee ay ndaw lañu seen at ñu ngi ko xayma tàmbalee juróom jëm ci ñaar fukki at ak ñeenti ki ko xam ne nag mooy secrétaire exécutif ba di docteur Safiatou Thiam moom mi juute kuréel gi nga xamante ne mooy xeex lépp lu jëm ci wàllum doomu jàngoro bi di sida kuréel gi ñu dénk nag wala sax makkaanu jëwrin gi ñu dénk wàllum wérgu yaram ne daañ ci taxaw bu baax waaye te lépp lu ciy motuwaay daañu ko jël ngir mbir moomee nag wàññeeku wala sax mu daal di fiy jóge ñu déglu ci Samba Kor Sarr àdduna ci micro Omar Kane. xale yi yu ndaw yi dañu nekk ñoo nga xam ni ñoom ñoo gën a vulnérable ndax dañu commencé di dugg ci àdduna di fréquenter ay yenn espace yi di dugg également ci yenn relation yoo nga xam ne mën na leen indil musiba. ministère de la santé information boobu saa yu amee une information qui menace la population immédiatement des mécanismes de réaction sont arrêtés. amul benn relâchement c'est plutôt ci côté population bi fa la relâchement bi am ndax information yi ñu am mais ministère toujours fa mu nekkoon la nekk au contraire le ministère dafa gën a taxaw ci xeex yenn feebar yi nga xam ne nii presque gagné nañ ko. donc doo dem ba gagner di bàyyeeku parce que notre ambition c'est de l'éliminer sortir le sida du Sénégal.
ñoom sax fajkat yooyee saytukat yi waaye ñëpp ñu yëngatu ci wàllum paj ñu ngi amal ëpp lalu juróomi fan boo xamante ne leen gën a tàggat bu baax ci li ñu dippee prise en charge dimension genre waaye it xool mbir yi naka lañ ko war a gën a jëre bu baax ba kenn du ci amopp loru waaye it tàggat leen ba bu ñu ca génnee lu ñeel wàllu woowee ñoom daañ ci gën a xarañ Omar Kane ma falfal boole dimension genre ak égalité de sexe ci gëstu yi jëm ci wàllum wér-gu-yaram loolu mooy njeexital tàggat bi ñu amal li ko tax a jóg mooy yóbbu gëstukat yi ci ñu gën a bàyyi xel ci ñi ñu tuddee couche vulnérable. formation bi dañ koy def pour xool chercheurs yi bu ñuy def seeni recherche pour ñu mën a bàyyi xel bu baax lu ñuy wax genre nag ñun bu ñu koy wax tout à l'heure xam naa formation bi discussion yi dina ñëw toujours bu ñu nee genre rek day indi ay discussion non seulement mooy égalité góor ak jigéen mais nous au-delà de ça nous voyons également que am na ay populations yoo xam ni on les appelle gens sensibles mooy ñi nga xam ni daal bu ñuy def recherche dañ leen war a bàyyi xel moo di jigéen ñi moo di xale yi moo di aussi les populations vulnérables vulnérabilité économique vulnérabilité sociale et cetera. solo su ndaje bi mooy dina gën a yombal wérgu yaram askan wi. solo bi mooy day tax ñu gën a jox cër ki nga xam ni dooleem demewul noonu te ñooñu dafa nekk xale dafa nekk jigéen dafa nekk également mag ñi mais également ñi nga xam ni liggéey bi ñuy def dañ leen ci xarab ndax société bi daf ko xaw a ñàkkal solo te pourtant ñoom ci la ñu jàpp pour mun cee tedd donc ñooñu ñëpp dañ leen a war a xool bu ñuy defar ay gëstu ñu jël leen xam ne ay spécificité leen yoo nga xam ni il faut que chercheur bi jël ko en compte loolu moo tax ñu ni lii ñuy def nii dina am solo trop pour gën ñoo may ñu yemale nit ñi ci seen yelleef ci seen àq jëmale ci wàllu wér-gu-yaram. ñi amal ndaje bi fas yéene amal yeneen ndaje yu mel nii ci dëkk yu wër Sénégal. ñu wër Sénégal wutali ba ca Fatick foofee nag bërëbu fajukaay yu bëri dañoo soxla ñu jox leen yeneen i jumtuwaay ngir seen liggéey gën a mucc ayib loolu nag di gis-gisu Matar Ba di jëwriñ gi ñu dénk wàllum tàggat yaram mu demoon fa doon dalloo benn maternité bu yees ñu daal di koy déglu. waaw mbégte la ñu ci am parce que lu jëm ci wàllu wërgu yaramu doomu aadama dafa am solo te njiitu réew mi nekk maire honoraire bu Fatick di président Macky Sall ñëpp xam nañ effort yi mu def pour accompagner secteur boobu muy santé. kon ñun bu ñu yoree mairie bi aussi dañu war a gunge effort yi nga xam ne moom la ñu def au niveau de la base. heureusement nag quartier bii ñu demoon mooy poste Darel Pëlga Pouxam ña fa nekk di Yatma Ndiaye ànd ak comité de développement de santé bi dañu amoon xelu tabax li ñuy tuddee maternité. ñu tabax ko ba mu pare ñu dugal ci suñu loxo doomu Fatick yi ko mën dugal ci seen loxo partenaires yi dugal seen loxo ñu bëggoon ko inauguré yàlla def sage-femme bi gënoon a xarañ daanaka ci wàllu jigéen fi yàlla moom ko ñu tuddee ko nag tey li nga xamante ne mooy maternité muy Mame Yabou Diouf moo tax tey mobilisation bu exceptionnelle la population yi def pour ñëw nangu investissement bi xam lu muy firndeel ci ñoom mais aussi teewe ko ndax ki nga xamante moom lañ ko tuddee kon dañ leen di jaajëfal di wax ñëpp ne lii mooy suñu wàll dañ ci war a jàpp te dinañu ko continuer moo tax ñu leen war a jox ay tricycle bu yooyu nga xam ne dina tax ñu mën a dox ci biir dëkk bi wala ñu jëli ay médicaments te mu gaaw loolu mairie bi dina ko def te dina continuer yeneen yi nga xamante ne structure sanitaire yi la ñu jàppale leen ba ñu gën a am condition yu leen di permettre ñu jël en charge correctement li nga xamante mooy wér-gu-yaramu doomu aadama. ñu ndar képp fi wàllum wér-gu-yaram wutali ci ndar géej wax ci wàllum napp gi ak lalu nga xamante ne ñu ngi ko fa doon amal ci chambre de commerce ñoom nappkat yooyu ak kuréel gi nga xamante ne moom moo leen war a jox lépp lu jëm ci gaal yu bees yi nga xamante ne ñu ngi ko dippee pirogue en fibre de verre ñoom nag nappkat yi gis ne yooyu le gaal njëkk liñ leen koy joxee dafa cher looy mënuñ cee jot foofu rek nguur gi jëm ci pexe moom xaalis ñaale ci am. ci pencum waxtaan yi muy amal chambre de commerce bu Ndar ci foire internationale bi mu organisé dalal na nag société bi di Sihane mu ñëw waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo di nappkat yi ci lu jëm ci xeetu gaal yu yees yi nga xamante ni fibre de verre lañ koy defaree te nag ñu jàpp ni moo ëpp karange. Tout acteur qui voudrait acquérir
bépp nappkat bu bugg a jëriñoo gaal bu am fibre bi dinañ ko dimbali pour mu am ko dina am prime bu indee gaalam. war ngeen xam itam gaal yu am fibre yi am nañ ay gilet de protection ak yeneen équipement de pêche. de gilets de toutes sortes d'équipements nécessaires à la pêche. ci gis-gisu chambre de commerce gaal yooyu dana war a mën a tax ñu soqaliwaat bu baax a baax wàllu dem beeg dikk gi ci dex gi. Nous devons y réfléchir entre la chambre de commerce. war nañ ci xalaat ñun ñëpp ci suñ biir pour ñu mën a xool naka lañ mën a def pour signer ab convention de partenariat ndaxte loolu bu ko defee Saint-Louis dina ci jëriñoo bu baax a baax. Saint-Louis peut changer de visage et cela c'est possible. nappkat yi ñoom ci seen wàll rafetlu mbir mi bu baax waaye nag la ñuy joytu rekk mooy njëgub gaal yooyu dafa cher ndaxte mi ngi ci diggante juróom ak juróom-benn million. ñu wax ci wàllum suuf ak li ñuy dippee affaire Tobago les fraises de Yoff ñoom nag ñoo doon amal ndaje ak way taskatu xibaar yi ne mbir yi dafa am kumba ndey ak mu amul ndey am ñoo xamante ne daan nañ leen jox kër lu ñu bëgg nag mooy nguur gi daal ci àddu dugal ci loxoom yóbbu mbir mi ci yoon ngir ñu daal di koy atte wu jaar yoon ñu déglu ci Abdoul Aziz Ñing moom nag président commission laa dina ci micro mi gi Maham Ndiaye. mooy ñun am nañ fi ay suuf muy bande verte bi Ouest Foire am Tobago na mënu yëkkati woon tey pour ñu ñëwoon doon si wax suñuy di si ñaxtu daal pour yee opinion bi nga xamante ne ni tey ñoom noonu jàppale woon ba président Macky Sall fay nu jox nu li nga xamante ne mooy suñu axa suñu yelleef si problème boobu amoon. léegi nag loolu bi ñu ko doxee dafa am ñeneen ñu si ne ñu joxoon leen ay commission jiital leen ñoom ñu dem jël affaire yi jox ko ñeneen jox ko seen i njaboot seen i jabar seen i jarbaat seen i dëkkandoo ña amoon te kër nekk fa nag. tey jii kenn fayu leen kenn joxu leen dara loolu ça fait mal loolu dafa metti loolu kese ñoom bi ñu ñëwee nag si ñun di joytu yaa presque 2 ans 1 an 2 ans ñuy waxtaan ak ñoom ñu ñëw Fere Yoff di wax ak si kilifa yi di wax guddi ak bëccëg man ma dem vers ñoom waxtaan ak ñoom bi nga waxtaanee ak ñoom tamit ñoom waxuñu ma dara lu leer ba ni ma descos su xëy convoqué ma waa leer naa descos bi convoqué ma confronté ma ak ñoom. mais ni ñu waxee moo tax tey ma créé lii ma génn lii parce que ñoom ni ñu waxee bon la ma doon wax langage ba ñu doon tenir à l'époque ak langage bi ñu tenir bi ñu convoqué franchement parlant bokk moo tax ñun tamit ñu jóg pour xamal wax opinion bi wax président Macky Sall pour xamal que naka teraanga ji ñu defaloon egsiwul si ñun egsiwul si ñi ko moom lii kese la ñun la ñuy wax ñun xulóonu xeexunu loolu kese la ñuy wax. ca Londres nag jamono ji ñu ngi fay amal ab lël ñu dippee ko sommet boo xamante nañ ko jagleel wàllum koom lël bi nag dox ci diggante Royaume-Uni ak Afrique ñoom ñuy nag nga xamante ne ñooy waa Royaume-Uni li ñuy dugal ci koppar ci réew Afrique yi dafa bëri lool moo doon waral ab waxtaan ñu xool la mbir yi naka la tëree waaye it naka lañ gën a mën a rataxalee seen diggante foofu lépp ndaje nag ci ñi réew mi Macky Sall ma nga fa fàttali ne nag waa Royaume-Uni ñu ngi dugal koppar yu bëri fii ci réewum Sénégal Cheikh Hassana Fall. ubbi buntu yu yees ngir weccoo gi gën a yomb ci lu jëm ci mbiru commerce ak tamit yéene gi xam ne investisseur britannique yu bëri am nañ ko pour Afrique nekk na ñaari thèmes yu gën a am solo ci sommet investissement ci diggante Royaume-Uni ak Afrique ci lundi bi fële ca Londres Royaume-Uni mi xam ne ay fan yu néew moo des laata moo génn ci Union européenne bile tax ba premier ministre britannique bi di Boris Johnson woo ay njiitu réew yu bëri ñu ñëw wuy si ko foofee ca dëkkam ngir ñu mën a gën a xool nu ñuy waxtaanee gën a rataxal seeni collaboration ab coopération boo xam ne sax moom Sénégal lim ciy jëriñoo bëri na loolee ndax suñu xoolee at bu ne waa Grande-Bretagne dinañ dugal ci sunub réew lu ëpp 30 milliards ci sunub xaalis ay institutions britanniques yu jëm ci mbiru financement ak développement sax yu ci mel na CDC Group ak PIGD ñoom ñoo ngi dugal bu baax ci seen loxo tamit ci lu jëm ci sunuy grand projet groupe CDC mi xam ne lu jëm ci mbiru énergie bi dugal na ci loxoom bu baax firnde mën nañ koo jël ci installation solaire bu Senergie ak tamit bu Ten Merina dugal na loxoom tamit ci ay entreprise yu mel ne Senbus Industrie ak tamit Ciment du Sahel waa PIGD ñoom dugal seen loxo ci yeneen projet yu gën a rëy lu ci mel ne aéroport international bu Blaise Diagne ak terminal conteneur bu port autonome bu Dakar engagement bu waa PIDG sax jëloon na mu tolloon ci 20 millions d'euros tax ba centrale solaire bu Boxol tàmbali ay liggéeyam centrale boobee xam ne lu muy génnee ci énergie mën nañ ko natt ci lu weesu 50% ci kilowatt heure suñ ko tëkkalee ak bouquet énergétique bi fi nekk déjà
yeneen investissement yu ci mel ne BP Kayen Energy PLC Lakela muy société bu jëm ci lépp lu jëm ci mbirum mbayu légumes yi ak tamit waa West Africa Farm tax na ba waa Royaume-Uni ñoo ngi waaj a doon investisseur bu ëpp doole ci waa Union européenne fii ci Sénégal suñu sukkandikoo ci waa bureau d'information gouvernementale bi waa Grande-Bretagne xam ne ñoom seen yéene ci sommet bi le mooy doon buntu boo xam ne investissement bu war a dugg ci Afrique jóge ci Europe ci ñoom lay jaara financement durable infrastructure plan d'investissement commun ak tamit taxawaayu ay partenariat yu yeesa ci diggante Grande-Bretagne ak réewum Afrique yi nekk na loo xam ne dinañ ko examiner ci ndaje boobee ci contexte boobee sax la ambassadeuru Grande-Bretagne ba nekk ca Caire kiiti Geoffrey Adams xamle ne fi mu toll nii yéenay waa Grande-Bretagne mooy doon investisseur bu gën a am doole fii ci Afrique. ponk bu mujj ci biir xibaar yi bi ci réew lay daal di doon ñu nañ dem ca Espagne ca RDC ca Turquie ak ca Irak andi ci ak Cheikh Sall. di doore xibaar yi bi ci réew yi sa République démocratique du Congo ak kàddu yi nga xam ne njiitu réew ma Félix Tshisekedi yëkkateeti na ko nekk kàddu yoo xamante ni bii nag mu ngi ko amalee sa bitim réew lu ko daree Londres Royaume-Uni ba yegg si Congo foofu yëpp yëngu ginnaaw bi nga xam ne moom Félix Tshisekedi yéy ni yàbbi si ni nga xamante ni bii noonu lay gën a jëmmalaatee digganteem ak ki nga xam ne moom la wut si boppam nguur ga di Joseph Kabila mi nga xam ne moo nekk majoritaire si Assemblée nationale boobu lee réew muy mel ni nag ay kàddu yoo xam ne tàmm na ko amal bu baax a baax moom Félix Tshisekedi saa su génnee rek wutali bi ci réew jàmmaarloog ñi nga xamante ni bii ñoo nekk ci diaspora bi ngir yëkkati yooyu lay kàddu ci ni nga xam ne noonu lay doxalee ak ay naataangoom yi nga xamante ni bii ñoom la seqal langue politique bi ci Congo. mel ni nag yooyu lay kàddu am na ñoo xam ne neexu leen teex moom ci boppam Félix Tshisekedi daal di àddu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di ay ñoñam daal leen di àtt ni képp koo xam ne ni muy doxee neexuwula sa gouvernement bi bu moytuwut dina ko dàq mooy ak ay kàddu yoo xam ne nag yëkkati na ko ginnaaw bi nga xam ne seetlu lañu lu tolloog fukki weer ak ñaar a ngi nii moom président ba ay kàddoom dafay mel ni kenn joxu ko fulla te ay décision mi dafay mel ni ngir ñu appliquer ko ba léegi dafa desandi moo xam poste yi nga xamante ni nommé na ci ay nouveau mandataire ci ñi nga xamante ni bi ñoo jëm ci Zegamis bi ak société nationale bi nga xam ne moo jëm ci wàllum raay yi nga xam ne moom la ñu samp foofu ci diwaanu Congo muy ay nomination yu bëri yoo xamante ni bi nag négociation maanaam waxtaan dëgg la lalu bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom te it lu toll ci ñeent fukki ambassadeur dinañ leen sampaat ak ay membres yoo xam ne ñooy bokk ci conseil supérieur bu magistrature bu réewum Congo. ba mu jógee Berlin moom Recep Tayyip Erdogan dafay mel ni nag xelam dalagul ci nan la war a doxalee ci ginnaaw bi nga xamante ni bi amal nañu ay waxtaan ngir ñu wéer ngànnaay yi foofu ci diwaanu Libye moom nag am na xel yaat ci nan la war a doxalee ginnaaw bi nga xamante ni bii mu ngay jàppale benn wàll sa moomu réew genn wàll gi it mu war a respecter embargo bi nga xamante ni bii amal nañu ko loolee nag ba léegi xamagul ban taxawaay la ciy am ginnaaw bu mu dajee ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci mbootaayu xeet yi ci dimanche ji foofu ci diwaanu Berlin njiiti réew ya fa nekkoon yépp nag mel ni ànd nañ ci ñu wéer ngànnaay yi foofu ci diwaanu Libye waaye moom ba léegi embargo boobee daa xaw a lënt xelam Turquie nag ñu ngi jàppale bu baax a baax ci wàllu militaire gouvernement d'union nationale bi nga xam ne moo nekk ci diwaanu Tripoli janook ñooñu ñi nga xam ne ñoo di maréchal Al Haftar loolee nag signé bi mu signé accord boobee nag ci diwaanu Berlin tax mu nekk jiixi jaaxa ci boppam nag di xalaat naan waa Russie ñoom nan la ñu war a taxawee ci googale wàll ndaxte ñoom waa Russie ñoo jàppal tànk maréchal Al Haftar muy mel ni nag Recep Tayyip Erdogan moom joxul ful benn yoon boobu leen ndaje nga xam ne amal nañ ko fa ndaxte moom li ëlëm boppam nee na mooy lu tax ay militaire Russie ba léegi nekk foofee toll ci 2 junni ak juróomi téeméer takk der yoo xam ne ñu nga fare sa diwaanu Libye ba léegi ànd ak ñi nga xam ne ñoo di maréchal bu Khalifa Al Haftar moom jàpp ne nag ngir jàmm am foofu ci diwaanu Libye lépp ngi wéeru ci loxoy ki nga xam ne moo di maréchal Al Haftar waaye nekkul ci loxoy Turquie ñoom ci boppam ñoo war a doxal yooyu lay kàddu la teg ci tableau kuréelu mbootaayu xeet yi. diwaanu Irak ay téeméeri manifestant yoo xamante ni bi ñooy xeex nguur ga fa nekk nag ñoo génn ci altine ji daal di baare yoon yu mag yi nga xam ne moo nekk sa Bagdad muy mel ni nag dëgër nañu tey taxawu nañu ci li ñu bëgg moo di fexe ba ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi réew ma daal di soppat ni bu baax a baax li nga xamante ni bii moo di système ba ñuy doxee ndaxte ñoom dañ leen joxoon ab ultimatum boo xam ne ci ayu bés lay toll altine jee ñu génn lañ ko jàppoon na ñoom ñi seen i ñaxtu bu fekkee saafarawuñ ko dinañu génnaat wàccaat ci mbedd mi muy mel ni nag ay ñaxtu yoo xam ne ñu ngi ko door ndoorteelu weeru octobre ba léegi ñoom ñii di ñaxtukat yi nag jàpp ne li nga xam ne moom la ñuy laaj lu ñu war a saafara la loolee nag bokk na ci ñu amal ay élections anticipées réformer loi bi nga xam ne moo jëm ci wàllum élection yi daal di tabb ab premier ministre boo xamante ni bi bu indépendant la
waaye tamit li nga xam ne moo di ger ga daal di jeex si moom le réew nga xam ne nee nañu fukki at ak juróom-benn ngi nii tax na seen PIB daal di nërmeelu foofu si diwaanu Irak si altine ji nag la ñu wàccaat si mbedd mi ngir amalaat si googale ñaxtu waaye buñ sukkandikoo si kàddu yi tekk der yi nag teg nañu loxo ay ñaxtukat yu bari nag tas boobu leen ñaxtu waaye tamit ubbiwaat yoon yi nga xamante ne bii moo nekk si capitale ba foofee nga xamante ne bii nag mooy deuxième ville bi gën a peuplé si monde arabe maanaam toll si juróom-ñeenti millions doomi aadama ñu ngi fay dund. dañu jeexale ci diwaanu Espagne ak côte méditerranéenne bi nga xamante ni bii janoon nañu ci bile week-end nag ab tempête bu métti boo xam ne moom la ñu tuddee Gloria di benn tempête bu métti boo xamante ni bii ñu yëngu ci wàllu météo foofu ci diwaanu Espagne ñu ngay xayma naan toll na ci téeméeri kilomètres yoo xam ne waxtu wu nekk la koy dóor na ko dóor yu métti nag ci dimanche ji tax ba ñetti doomi aadama ñàkk seen bakkan ci altine ji bi ñu xëyee la ñu fekk benn màggat bu toll ci juróom fukki at ak ñeent moom it ñàkk bakkanam moomee dafa mel ni amul woon fu mu dëkk doon toltolaan fanaan ci mbedd ma boobu la tempête daal koy faat ci diwaanu Gandia nekk ci bët gànnaaru Valence muy mel ni nag alerte rouge dëgg nag moo am ci juróom benni province yoo xam ne ñoo fa nekk te ci altine ji it dafay mel ni yeneen i fanweer topp nañu ci boobule alerte nga xam ne tempête bi fi ne nii solal na leen lool. foofee ca Espagne la xibaaru marax yi di daal di yem 19h45 Assane Gueye ñëwandil leen yeneen i xibaar ci kàllaamay nasaraan 20h30 seen émission kennu askan wi sant leen gërëm leen bu baax ci teewlu bi jërë ngeen jëf mbokk yi.